bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad bin muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant Yàlla jul seen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara den baalu xaq ñaan borom subhaanahu boole ñu jéggal. ñu ngi doon gis ci awaalimul insaan maanaam doomu aadama yi borom bi subhaanahu wa taala àdduna yi nga xam ne moom lañ def ci moom gisoon nañu ruux bi gisoon nañ bakkan ak yaram. relation bi nga xamante ne nag ñoom ñett moom la ñu amee ci lañu tolloon ba gisoon nañu ne ruux moom du sobewu ci jullit ak ci yéeféer niki noonu bakkan maanaam niki noonu yaramu doomu aadama tamit du sobewu ndax ci suuf la jóge ruux ndax ci yàlla la jóge gisoon nañ ne li nga xam ne moom mooy sobewu kon ci jullit ak ci yéeféer moom mooy lan mooy sobewu mooy laab moom mooy bakkan loola tax yéeféer yi ñuy wax ne ay sobe lañ gisoon nañ tamit ne li nga xam ne moom mooy njaalbeenu li nga xam ne moom moo feeñ di tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala ci nekk en tant que nekk mooy essence moom mooy turam yi ak meloom yi gisoon nañ ni tur yi ak melo yi dañoo soxla li nga xamante ne moom mooy aw dundin maanaam lu ñu aw dundit lu ñuy dundee maanaam leen di alimenter leen di nuur maanaam leen di dundal borom bi subhaanahu wa taala daal leen di bindal mbindeef yi bu ko defee ñu am fonction maanaam seen fonction mën a mettre en place te yàlla du xañ dara wala kenn dundinam ak fonction maanaam dundam ak fonction am loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala du bind dara ba pare ñàkkal ko déedéet loolu moom moo tax dee bu ñuy wax dee nekkul ne dañuy ñàkkal benn mbir boo xamante ne dafa am ba pare loolu du dee loolu tax ci maanaam ñi nga xam ne dañoom ñooy waa Usaara Badar yi mooy prisonnier de guerre yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon leen woo Seydina Umar radiyallahu anhu naan ko nan ngay woowee ay nit ñoo xam ne dañoo dee mu ne leen Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne maa antum bi asmaa li ma aqulu minhum ghayra annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'an maanaam yéen gënoo leen ma dégg li nga xam ne gënoo leen dégg li may wax que ñoom sauf que ñoom dañoo mënut a tontu léegi kon boobaa ñuy laaj lan mooy dee boobaa dee dañuy wax ne benn kiiraay la ngir maanaam benn barrière la ab intermédiaire la ab barrage la boo xamante ne moom mooy tax nit ki ñuy mën di tukkee ci dund gi nga xam ne mooy dunduk àdduna dem ci geneen dund gi nga xamante ne moom la ñuy wax dunduk àllaaxira loolooy dee àllaaxira nag dëgg-dëgg dund googu moom mooy dund gi nga xam ne moom mooy bi gën a mag bu mag baa mag mbindeef yi nag kon ñoom ñooy ñamu tur yi ak melo yi wala boog buy su la neexee nga ne ñoom ñu la ñuy dundee su la neexee nga ne ñoom ñooy fonction maanaam fi nga xamante ne fonction wu turu yàlla yi ak melo yi fi ñuy appliqué woo moom mooy mbindeef yi masalan ki nga xamante ne mooy booy aji wërsëgalaate maanaam Abdurrazzaq maanaam jaamu ki nga xamante ne mooy ki muy wërsëgal kooku moom mooy maanaam moom mooy ñamu wala mooy fonction wu fi maanaam li nga xam ne maanaam moom mooy fi fonction wu Razzaq maanaam mooy aji wërsëgalaate di appliqué woo moom mooy ki nga xamante ne mooy jaam bi ñuy wërsëgal bu fi nekkee ni ki noonu ki ñuy jéggal aji jéggalaate ji al-Ghaffar maanaam pour mu mën a
appliquer ay fonction il faut que mu am ñu fi nekk ñu war leen mën di jéggal maanaam ñu def bàkkaar wala et cetera wala daal en tout cas ñu def lu matadi ñu nekkee fi nekkin lu matadi ñu mën ñu jéggal leen niki noonu ku ñuy yërëm faw mu nekk fi loolu parce que kooku bu fi nekkee ci la ki nga maanaam ndax loolu mooy dunditu wala boog moom mooy domaine d'application domaine d'application d'activité bu ki nga xamante ne moom mooy yàlla mi nga xam ne mooy aju fees dellu ji yërmande mooy ki yem wala boog ki yaatu yërmande lii ginnaaw loolu kon boo ko xamee kon da ngay xam ne mbindeef yi nekk gi ñu fi nekk dañ fee nekk ngir ne tur yi ñoom ñoo imposer tur yàlla yi ñu imposer seenu nekk fi tur maanaam jëmm nag bi nga xam ne mooy jëmm doomu aadama moom foo ko fekk day sikkar mi ngi tudd yàlla ndax dafa dugg ci ronu borom bi subhaanahu wa taala wax gi mu wax ne ñépp maanaam asamaan seeg suuf asamaan juróom-ñaari ak suuf si ak li ci seen biir yépp ñi ngi sikkar di tudd yàlla te amul dara lu dul mi ngi tudd yàlla ci di ko sàbbal ci di ko sant waaye yéen a déggul ni nga xam te ne noonu lañ koy defee maanaam moom noonu la ñuy sàbbaale wala seenu sàbbal yéen a ko comprendreul kon bi nga xamante ne jëmmu nit moom dara la maanaam mbir la ci mbir yi mbindeef la ci mbindeef yi lu bokk ci asamaan la ak suuf si comme ci biir yi bokk ci asamaan ak suuf loolu moom moo tax kon ñoom tamit ay lan lañ maanaam ñoom tamit kon dañuy sàbbal borom bi subhaanahu wa taala niki noonu ruux tamit day zikkar foo ko fekk ndax lan ndax ci yàlla la jóge comme ni borom bi wax wa nafaxtu fiihi min ruuhi maanaam te wol naa ci moom sama ruux waaye li waaye zikkaru ruux li ñu war a xam ci wàllu zikkaru ruux mooy ne moom safaan bi nekkul lan ak yëgadi ak négligence wala insouciance wala manque de présence nekkul li nga xam ne moom mooy zikkar bi ruux di zikkar xam nga ñun léeg-léeg suñu làmmiñ bu dee dañuy zikkar ak suñu làmmiñ dañuy am insouciance wala négligence parfois wala manque de présence du cœur loolu parfois daf ñuy dal ci suñuy zikkar lan ak suñu làmmiñ maanaam da nga ciy gis koo xamante ne day téye kursam soxla xel mi ngi marché ba ak xol bi parfois xel mi day nekk marché ba xol bi nekk ci keneen wala ci leneen waaw xel maa ngi marché ba xol bi nekk ci marchandise bi par exemple mais làmmiñ bi rekkee sikar loolu benn xeetu sikar la waaw donc boobu benn façon la waaye boobu sikar même bu fekkente ne maanaam amul maanaam njariñ nga bariwut bu ñu waxee ni njariñ gi bariwul c'est par rapport ak zikar bi ñu war a def maanaam bi nga xamante ne day ànd ak teewlu booboo tax ñuy wax mais sinon du ñàkk mos njariñ ci le fait que rek ngay tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala kon zikaru ruux moom ñun maanaam amul safaan amul contraire zikkar boobu maanaam amul contraire ruux kon amul benn lu koy alimenter dara loo xam ne moom mooy dunditam maanaam moo koy nourrir lu dul yàlla ci jëmmi boppam yàlla rek moom mooy dund ruux borom bi subhaanahu wa taala nee na nga tudd wadkur rabbaka fi nafsika gis nga tuddal sa borom ci sa bopp maanaam ci sa bakkan maanaam nga ànd ak toroxlu ak wax ndànk wala boog wàcce maanaam ak doy maanaam ak ragal tey nga bañ di biral wax ji ci kaw maanaam te loolu dee ko def guddi ak bëccëg te bul bokk ci ñi nga xam ne dañoo yëgadi maanaam aaya boobu day wane ni kon bakkan moom mooy li nga xamante ne moom mooy melowoo lan zikkar bi nga xam ne contraire bi moom mooy ak yëgadi ak négligence ak insouciance manque de présence dégg nga borom bi subhaanahu wa taala kon wax na tamit ne moom mooy ku njëkk ki mooy ku mujj ki moom mooy ki feeñ moom mooy ki nëbbatu kon yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom moo feeñ
ci bépp mbir mu feeñ maanaam lépp li nga xam ne moo feeñ en réalité loolu lu mat a bàyyi xel la point la bu am solo boo xamante ne bii nii ci tajalliyaat yi maanaam li nga xam ne moo aju ci wàllu tajalliyaatul ilahiyya lii boo ko comprendre il faut que point bii may war a wax phrase bii ma nar a wax il faut nga comprendre ko soo comprendre soo ko jàppee teg ko xam ko yëpp yu ci bëri buntu yu bëri ci wàllu tajalliyaat yeeg yooyu ci tajalliyaatul asmaa wa sifaat maanaam yàlla manifestation yi muy def di ko jaare ci turam yeeg ci melo yi dalay yomb buntu boobu dalay daal di ubbeeku ci yow. phrase boobu mooy lan phrase boobu mooy dara nekku fi lu dul yàlla lii ngeen di gis muy feeñ ak di ko dégg ak di ko percevoir en tout cas maanaam lii feeñ aspect extérieur yi mbir yi loolu du ñu existence en tant que tel mais forme maanaam loolu lañu suwarul wujudi lañ maanaam forme yi existence lañ c'est-à-dire que existence bi ci boppam yàlla la mooy essence l'essence même et la quintessence toogal benn place dégg nga ok toogal voilà dégg nga kon mbir yi kon yàlla ci kon yàlla rek moo fi nekk yeneen yi leneen li fi des yëpp ay manifestation wu turam lañ ak ay meloom dégg nga kon dégg nga wax mbindeef yi ay lan lañ manifestation tur yàlla lañ ak ay meloom du ñoom yi ñuy gis ni yiy feeñ en réalité du ñu yu nekk maanaam du ñu existence bi ñoom forme yi nga xam ne mooy transparaître ci existence bi lañ loolu soo comprendre di nga comprendre maanaam ci wàllu tajalliyaat yooyu maanaam da ngay gis buntu boobu da lay daal day ubbeeku ci yow buntu boobu day daal di ubbeeku ci yow moo tax en réalité dara feeñul lu dul yàlla te foo mun nekk loolu mooy maanaawu foo leen mën a ne yàlla mi ngi ànd ak yéen maanaam foo leen mën a nekk da ngeen di gis turu yàlla yi melo yàlla yi ci seen kanam et cetera mais loolu foo ngeen di ko seetlu di ko gis dégg nga loolu mooy tamit foo leen mën a jublu rek foofa la maanaam wàllug yàlla ne wàllug yàlla côté boobu la ne foo mën a jublu loolu tamit mooy waxu bi al imam ibnu Ataa'illah rahimahullah wax ne foofu la ñu yemoon mooy alxaqu laysa bi mahjubin anka yàlla nekkuwul ku yiiru maanaam ku voilé wu par rapport ak yow déedéet nga ni kon lu voilé lan moo tax kon man gisuma ko mu ne innamal mahjubu anta anin nazari ilayhi ki voilé wu ki nga xam ne moo nëbbu maanaam moo am kiiraay mooy yow mii la yow yaa pour nga xool jëmee ci moom yow mii la yow yaa yiiru mooy comme exemple bi ñu joxe woon keroog ci jotaay bi wees su fekkee ne da ngaa nekk nii man ma jàkkaarloog yow amul ba barrière par rapport ak yow mais su ma tëjee jëlee sama loxo yi taf ko sama bët yi gisuma la c'est pas parce que néew fi mais c'est parce que man sans bopp maay barrière par rapport ak yow affaire bi noonu rek la demee mu ne ndax lan yomb na law xajabahu shay'un bu fekkonte ne am na dara loo xam ne day yiir yàlla la satarahu ma xajaba kon li nga xam te moo ko yiir mooy li ko voilé loolu da koy daal di nëbb li ko yiir da koy daal di nëbb du dëgg walaw kaana saatiran bu doon nag dafa am lu koy mën a muur di ko nëbb la kaana li wujudi xaasir kon ak nekk-nekkam dana am lu ko tënk wa kullu xaasirin li shay'in te lépp lu tënk mbir mu ne fa huwa lahu qaahir looloo ko not lépp loo xam ne dafa encercler benn affaire ba tëj ko loolu moo ko not wa huwa al qaahiru fawqa ibaadihi te xam nañ ni yàlla mooy ki noot ci kaw jaamam bi xaqiqatan tasawuf ba tasawuf jeex wàllu suluk ak wàllu xaqaa'iq yi maanaam sóobu lii tax nit ki xam ni muy sóoboo ci yàlla ak wàllu xaqiiqa yi maanaam mooy xam-xam yi nga xam ne yooyu la soxla pour cheminement am baax yëpp mi ngi ci xikamul ataa yi moo tax Seyd Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ñetti jotaay la daan am ci ay darsam ñett benn bi jotaayu tafsir la daan doon alquran
beneen bi xadis la daan doon jotaay xadis jàngale xadis bi ci des mooy jotaay jàngale xikam la ataaya ñetti jotaay yi la daan am maanaam ataaya ay xikam yi nañ amee solo mboolem lu ñuy xaqiiqatan doo gis doo gis téere tasawuf kuy wax ci tasawuf ci li ci feeñ ak li ci nëbbatu lu dul wax jooju mën nga ko delloo ci benn wax ci waxu xikama ci waxu imam ibnu Ataa'illah ci xikam yi radiyallahu anhu léegi kon ñi ngi yemoon kon foofu lañ yemoon foofu kon moom buur yàlla taala aji ka aji mutajallin aji feeñu la fii kulli shay'in ci bépp mbir kon yàlla bépp mbir ci bépp mbir mi ngi la ciy feeñu walakin naka waaye yow nag moom laa taraahu doo ko gis fii ay shay'in ci dara ba dara jeex doo ko ca gis illaa lu dul ida arafaka bu la xamalee bi nafsihi ci boppam fii zalika shay'i ci biir mbir mooma jeex na dégg nga lan la wax est-ce que daf ni yàlla mi ngi ci biir lépp waxul loolu de daf ni day manifesté wu ci biir mbir moom am na différence entre lan yàlla mi ngi ci biir mbir ak yàlla mi ngi lan feeñ ci mbir moomu am na différence de yàlla mi ngi ci biir mbir li muy tekki mooy loolu la ñuy wax al hulul boobu maanaam mooy dafa dugg fenn incarné wu fa wala yooyu kooku sikk nekkul ci ne loolu du xalaatu jullit loolu du xalaatu jullit yaa ngi dégg alors que buñ ne yàlla dafa manifesté wu ci biir biir mooy dafa feeñal ay turam ak ay meloom à travers mbir moomu loolu lay tekki waaw loolu moom daa war di leer balaa jaawale di am loolu moom moo tax beneen point la tamit boo xamante ne point la bu essentiel bu fondamental boo war a jàpp point la bu essentiel bu fondamental boo war a jàpp war koo xam mooy bu ñuy wax ne par exemple aarif billaahi bu ñuy wax ne ñoom dañuy gis yàlla par exemple wala dañuy xam yàlla li ñu ci namm mooy ay turam ak ay meloom nammuñu ci nekk essence bi abadan loolu tamit beneen point la boo xamante ne point bu essentiel la boo war a jàpp boo xamante ne bis boo comprendre loolu dès le départ sa compréhension ci li ci des ci ñoom yi ñuy wax yépp day foofu kon yàlla ci mbir mu nekk daf fay lan daf fay manifesté wu perpétuellement en fait xaqiqatan amul benn mbir lu dul ne yàlla daf ci manifesté wu mais benn amul kenn wala lenn lu dul ne yàlla mi ngi ciy manifesté wu ba pare en permanence de manière continue et perpétuellement ba pare li ci yéeme mooy c'est d'une façon boo xamante ne maanaam tout le temps day renouveler wu c'est-à-dire que voilà non répétitif loolu moo ci yéeme parce que amul benn atome ci univers bi wala benn particule ci univers bi lu dul ne dafa am turu yàlla rek benn kese boo xamante ne moom moo aju ci mbir moom ci particule boobu yàlla du bind benn affaire ba pare li bind loolu nekk beneen tur moo tax maanaam ci beneen tur ak melo moom la bindee lee ab bu déedéet tout le temps ci lenn bi lenn lu ci nekk dafa am ci lu mu ko bindee ak lu mu ko feeñale lenn lu ci nekk lenn lu ci nekk
voilà lenn lu ci nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala noonu la doxalee moom loolu moom moo tax subhaanallah da ngay gis ne nit ki bu dee nañ jël ci échelle humaine à l'échelle humaine ah nit ki bàyyi ko voilà 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 bu ñu jëlee mbir mi kon à l'échelle humaine nit ku nekk borom bi subhaanahu wa taala daf laa def nga nekk kenn kese amuloo ñaar mais li gën a yéeme du loolu li gën a yéeme mooy yow ci sa jëmmi bopp ci sa amul benn cellule ci sa cellule yi bu nuroog sa moroom loolu moom moo gën a yéeme encore ah sa matériel génétique bi nga xam ne moo nekk ci yow dafa wuute ak yi bu ñeneen ñi ci des ñëpp dangay gis sax benn virus li ci yéeg xoolal mooy virus bi du ñëw mukk benn ñaari yoon ci même apparence bi mukk loolu tax virus bi du ñan xàmmee du mooy bu ñu ñëwee mel nii ba anticorps yi ñëw xàmmee leen ne d'accord ñu commencé développer pour kuy xeex ak ñoom ñu ñëwaat mel neneen bu ñëwee voilà mutation boobu te loolu perpétuellement lañ koy def même li ci gën a yéeme mooy masalan tey ñun ñi kenn ku ci nekk tey buñ jëlee benn peeru dàll boo xam ne déjà peeru dàll yi ñëpp benn bokkul ci sa morom tey même bu dee benn usine mooy defar même matériel bi du ñu defar tout le temps même affaire bi c'est-à-dire que dina am tout le temps différence boo xamante ne dina tax ñu mën a xàmmee ni bii la du bii ba pare li gën a yéeme mooy bu dee ñun ñii kenn ci ñun dafa sol benn yére wala benn dàll wala yu mel noonu ni mu ciy bàyyee ay signalam maanaam da ko ciy bàyyi ci anam goo xamante ne ñun ñëpp maanaam dañuy xam ne kii moo ko soloon dinañ ko mun xàmmee que ni kii moo ko soloon te du woon kee et cetera maanaam yàlla deful dara ba pare def ko ñaari yoon abadan tout le temps mi ngi manifesté wu à travers mbir mu ne tout le temps mi ngi manifesté wu mi ngi feeñ à travers lu ne ci ay turam ak ay melom mais mu am benn mbir tamit boo xamante ne mat naa bàyyi xel ci point boobu mooy bu ñu waxee ni borom bi mi ngi manifesté wu ci ay turam ak ay melom turu yàlla yeeg seen ay melom duñu dañoo infini ah turu yàlla ay melom yi dañoo la infini mais yëpp day dugg ci ronu al asmaul husna mooy 99 yi maanaam yëpp mën nañ leen dajale foofu ñu nekk base bi donc loolu tamit beneen point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la ci mbir yi mais borom mu ne mais kon borom bi subhaanahu wa taala bu nag kon moom dañul di nekk ci lu ne maanaam di feeñ ci lu ne di manifesté wu à travers lu ne mais yow yaa ko dul xàmmee lu dul bu la wanee boppam ci loolu bu la xàmmali ko rek nga di ko xàmmee su la xàmmali ko wul doo ko xàmmee abadan wa dalilu tegtal zalika boobu la mbir qawluhu mooy waxam moom buur yàlla taala aji kaw ji gi xesani ci nettalik sayyidna sunu sang ba yonent yàlla Muusa ala nabina alayhi afdalu salaatu wassalaam ak mucc yàlla na sax mucc bi nekk ci moom ci sóoratul Qasas aaya 29 ak aaya 30 mu ne qaala dafa wax li ahli mooy bi muy lan bi mu jógee Madyana di dem Égypte di dem Caire ci yoon bi dafa gis lan ab lan tàkk-tàkk mooy xissa bu siiw boobu xaala mu wax li ahli ñeel njabootam ge im ko suu sax leen fii taxaw leen xaar ma inni naka man anastu seen naa naaran sawara la alli xëy na bu ma demee ba foofu aatikum danaa leen dikkee mi naa ci tàkk-tàkk googa bi xabarin ci xabaar aw wala boog jazatin aw takk wala boog aw wàlluwaay aw wàll mooy loo xam ne dama ko mooy flambeau quoi
boo xam ne dama koo tibbee foofa minan naari ci tàkk-tàkk la'allakum xëy na yéen taxtaluuna boobaa ngeen maanaam ngeen loolu tudd jaaru falamma ba nga xam ne ata dikk na ko nuudiye ñu woo ko min saati ci wàll al waadi wàll al maanaam xur al ayman bu nday boor fil buqaati ci wàllu googa maanaam ca bërëb booba al mubarakati bi nga xamante ne dafa barkeel min ash-shajarati ci garab ga an ne yaa Muusa yow yente Yàlla Muusa sasam inni naka man ana man allahu maay buur yàlla rabbul alamin di borom mi kay borom mi ndef man maa yàlla borom mi ndef dégg nga kon bi nga xamante ne kon borom bi subhaanahu wa taala boo xoolee kon tàkk-tàkk bi ci wetu garab gi la ne garab googu borom bi subhaanahu wa taala daf ni pàkk la boo xamante ne xur la woo xamante ne dafa sell comme ni nga wax bil waadil muqaddasi tuwa ba noppi nee na barke garab gi ci boppam dafa barkel li yéeme mooy maanaam tàkk-tàkk boobu mu gis xam nga mbir mi am na mbir yi ah univers bi adduna bi li fi yàlla def yépp ay kiiraay lañ yoo xamante ne à travers kiiraay yooyu lay manifesté woo donc ki nga xamante ne moom day gis kiiraay bi mooy sabab bi mooy événement yi par à travers maanaam adduna bi univers bi nekk-nekk yi sabab yi yépp yàlla day manifesté wu day wane boppam ki nga xamante ne nag moom dafa yiiru maanaam mahjub la moom day yem rek ci cause bi comme li nga xam ne moom la tubaab bi wax ci benn proverbe nee na bu fekkente ne damay joxoñ baaraam ci weer wi boroom ki nga xam ne xelam dafa desee ñor moom du xool weer wi waaye baaraam bi lay xool am na proverbe tubaab bu wax loolu sax la Cissé y a un proverbe français qui dit ça que quand on indique la lune boroom xel mu doy di moom il voit pas la lune mais il regarde le doigt bon voilà loolu la c'est-à-dire ki nga xam ne kon mooy boroom xel mu doy di bi moom noonu lay def borom bi noonu la doxalee mbindeef yi maanaam nit ñi ci mbir yi nag c'est-à-dire que événement bu xew mbir mu ne mbindeef mu ne cause bu nekk yàlla day wane boppam léegi nag bu fekkente ne yow da ngaa yiiru yàlla maanaam da nga voilé wu voile boobu bu yëkkatikuwul doo gis réalité mbir mi réalité mbir yi mooy yàlla ay turam ak ay melom yooyu ñooy réalité mbir yi lii nga xamante ne ñoom ñoo feeñ ci biti ñoom ay lan lañ ay suwar rek lañ ay interfaces lañ exactement ce sont les interfaces des attributs et des noms divins day wax c'est-à-dire que donc mbir yi créature yi loolu kese la léegi borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def lii nekk kiiraay lan si tàkk-tàkk bi borom bi subhaanahu wa ta'ala wan ne wax yent yàlla Muusaa alayhi salaam ne ko déedéet tàkk-tàkk bii déedéet maanaam këni bul jàppee lii tàkk-tàkk kese maanaam mu won ko boppam ne ko man la yàlla maay borom mbindeef yi maanaam te pourtant boo xoolee mboolem ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ñoo gis tàkk-tàkk rek lañ gis mais yent yàlla Muusaa alayhi salaam yàlla daf ko wan ne ko non bul jàppee mbir mi tàkk-tàkk man a yàlla maa lay feeñu à travers tàkk-tàkk bi bàyyi ko dégg nga mu ne kon fan ni daa woote bi dox ko ay ko dégg nga fan ni daa woote bi kaana nekkoon na mina shajarati di tukkee ci garab gi baax na wa huwa te moom mabniyun ñi ngi koy tabaxe wax ji li ma ñeel li nga xam ne lam yu sàmma tudduñu fa'iluhu aji jëf ji maanaam mooy forme passive la maanaam la phrase bi forme passive la mooy lan dañuy nuudiya woo nañu ko il a été interpellé loolu mooy wax en français ah voilà mooy kon forme passive ah naka voix
voilà waaw voilà d'accord voilà voilà waaw sama tubaab daa desee leer moo tax waaye voilà dégg nga waaw dégg nga kon nag ñu woo ko kon à travers garab gi mais forme passive boobu nga xam ne moom la utiliser maanaam wakaana nekk na bi lafzi ci baatu nuudiya woo nañ ko maanaam il a été interpellé donc fa kaana mu nekk laa budda ne mënul ñàkk min ci an yoo arafa ñu xam an yoo arifahu ci mu xamee ko taala aji kawe ji bi nafsi yi ci boppam maanaam loolu mënul woon ñàkk ne yàlla xamal ko boppam ne ko kii woote malgré que koo xamul la mais man maa lay xamal sama bopp atra ne man mii maa lay woo ne fa qaala mu ne inni naka man ana allahu man maa yàlla rabbul alamin ay borom mi ndefi maanaam lii nañu taxaw tuuti fii ci benn mbir kese bu ndaw man a yàlla yaa ngi dégg man a yàlla kenn amul droit wax ko lu dul ci ñaar condition bu njëkk bi mooy ngay jàng alxuraan booy jàng alxuraan ne inni ana allahu comme fii waaw nga wax ko mais lan nga def naiban anillahi maanaam da nga koo def en substitut à Allah maanaam loolu lu am solo la maanaam en substitut maanaam en remplacement voilà maanaam parce que da ngay wax taxawaayu borom bi nga parce que moom mooy alxuraan kàddoom la nga di ko lire en substitut pour voilà donc loolu moom mooy loolu benn la ñaareel bi mooy nit ki dem ba jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala xàmmeetul boppam ak yàlla di wax à travers moom yàlla pas moom mu wax de déedéet yàlla di wax à travers moom nit ñi nag nit ki la ñuy gis mais moom dafa seey jeex ci yàllaay wax à travers moom kooku moom mën na wax man mais nag kooku ku mel noona boo ko dóoroon jaasi du ko yëg bokkut ak ki nga xam ne day taxaw di wax waxi caaxaanam yor butéelu sàngaraam ci wet gi te naan affaire bi secret ce sont des secrets divins non kooku taxul ñuy wax dégg nga waaw li ñuy junj nag daanaka ñëpp xam nañ ko maanaam xam nañ li ma bëgg a wax jarul ñuy gën a continuer ci wàllu boobu kon fal kullu képp ku nekk mushahidun dégg nga aji teewe la maanaam ñun ñëpp présent ñun ñëpp am na lu ñu fekkee ne wala waaye walay sa déet al kullu ñëpp shahidun di aji seede de tout le monde est présent mais tout le monde n'est pas témoin parce que témoignage ki nga xam ne dafa yeewu xelam nefi muy gis kooku moo ko man bu dëgg mu ne maa ngi témoigner nangam c'est parce que du dëgg c'est parce que dama ko voilà information baa ngi nii affaire bi maa ngi koy gis xam naa ko leer na maanaam mën naa fee nekk dara di fi xew te du ma ko yëg ñun ñëpp nag ñu ngi fi yàlla di ñu feeñu di manifester wu tout le temps mais yëguñu ñëpp yëguñu ko de ok léeg-léeg sax gars yi mais ñii li ñuy wax lu mu doon waay wal kullu képp ku nekk yan zuru mi ngi xool walakin waaye nag lay sa déet al kullu ñëpp yóbbu siru di ñu ngi gis ñun ñëpp a ngi xool mais ñun ñëpp gisuñu gis nga léeg-léeg nga toog fixer sa bët fenn kenn ñëw taxaw ci sa kanam di wax ak yow nii kii doo ko gis mu liyaar doo ko gis léeg-léeg mu ne la maanaam nga doog koo gis kon loolu mooy yaa ngi xool mais gisoo voilà on peut regarder et ne pas voir voilà kama kéem ni nga xam ne xaala loolu la waxee ta moom buur yàlla taala ji kawe ji fii xaq yi ci àqam moom sayyidina Muhammad wala fii xaq ci àq nabi yi yeneen taam bi sallallahu alayhi wa sallam ci suratul Araf aya 198 mu ne wa taraahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun wa taraahum yaa ngi gis yanzuruna ñuy xool ilayka jëmee ci yow wa hum fekk ñoom la yubsiruna gisuñu yaa ngi dégg
Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu nekkandoon ñoom ñëpp nga ko doon xool ñi mu dundandool ñëpp ñu ngi ko doon xool mais ñoom ñëpp gisuñu ko. ñoom ñëpp ñu ngi ko doon xool mais ñoo ñëpp lan gisuñu ko lan lay tekki mooy ñu ngi ko doon xool dañ jàpp ne waaw ndeysaan benn njirim la ndeysaan le pauvre baayam daa teel a génn àdduna ndeysaan yaayam noonu ndeysaan di jaayam bi ko yoroon maamam bi ko yoroon ndeysaan voilà ñoom yooyu lañ daan gis woy ndeysaan moom ndeysaan amam sax taxu koo demee noonu ndeysaan mais gisuñu woon moom mooy kan réalité am ne moom mooy sangu mbindeef yi sallallahu alayhi wasallam kon ñoom ñëpp ñi ngi ko doon xool mais ñoom ñëpp gisuñu ko. mbir yi nag noonu lay demee rek maanaam borom bi subhaanahu wa taala ñun ñëpp ñu ngi koy xool mais ñun ñëpp gisuñu ko. mais lan moo ñu ko teree gis lu ñu ko teree gis mooy parce que yàlla kenn du ko gisee ak bët yii nii bëtu xol lañ koy gisee basira voilà mais comme que suñu xol dafa sukkandiku aju ci àdduna ci anam goo xamante ne ajuwin maanaam mbindeef yi ajuwin boo xamante ne dafay tax ba libéré wul ci attache yi ba maanaam ñu mën ko polier wala polir lu noonu ñu mën ko polir ba muy gis borom bi subhaanahu wa taala walaw la sukunal alamina li ghayrihi ra'awhu ayyanan wal ilahu qarib yàlla daf ni huwa aqrabu ilayhi min hablil warid yàlla wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ñun ñoo ko gën a jege nit ki que ci buumu xolam mais yéen borom bi subhaanahu wa taala moo gën a jege nit ki buumu xolam mais jege gi mu jege ak feeñ gi mu feeñ dafa rëy rëyaay boo xam ne moo tax doo ko xàmmewoo moo tax ñun xàmmewuñ ko te pourtant ñu ngi koy gis tous les jours mais comme daf ñoo jege trop ba pare feeñ te ba pare ñun suñu xol yi aju ci mbindeef yi ci des maanaam aju ci ñeneen ñu dul yàlla loolu moom moo tax gisuñu yàlla mais bu dul woon loolu kon dañ ko gis ndax lan wal ilaahu qaribu yàllaa ngi nii dafa jege lool fa anta yow gi ida ahbabta boo soppee shay'an dara fa anta xamal ne yow lam tuhibbu soppoo ko illaa lu dul ida ahbabta soo soppee allah buur yàlla fii bi nekk ci biir mbir moom fa huwa moom buur yàlla taala aji kaw ji al mahbub mooy ki ñuy sopp fii kulli mahbubin ci lépp lu ñu sopp boo soppee dara maanaam nga bëgg dara en réalité yow yàlla mi nekk ci biir mbir mooma maanaam secret yàlla bi nekk ci mbir mooma nga sopp parce que loolu la koy wan boo demee ci magasin bi di jënd dara ñaari mbir am na ñaari mbir nga teg ko fi nga tànn benn ba fa ba ca des c'est parce que boobu nga préféré mais am na secret bu nekk ci benn ba tax nga préféré ko par rapport ak leneen en fait soo soppee dara yow maanaam yàlla bi nekk ci biir mbir moom nga sopp moom kon moom mooy ki ñu sopp ci biir lépp lu ñu sopp wallazi ki nga xam ne tamit ya'budu day jaamu rabban ab borom bu voilà ab borom kuy jaamu benn idolâtre nii fa innahu nag moom laa ya'budu jaamu ko illaa lu dul iza tajalla bu feeñoo allah bur yàlla la woo ñeel ko fii ci biir mbir moom foofu ndax moom bur yàlla taala aji kaw ji almaabudu mooy ki ñuy jaamu fii kulli maabudin ci lépp lu ñuy jaamu xam nga loolu lu mat a bàyyi xel la
kii jaamu en fait kii jaamu xërëm jaamuwul jëmmi maanaam jëmmi xërëm bi yàlla bi ko feeñu ci biir xërëm bi lay jaamu ndax lan la jaamu dafa jàpp ne kii dafa am ay attributs de divinité mais am na bruit yu may dégg ci ginnaaw yu yéeme la dégg nga maanaam seigneurie ak divinité bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir mbir moom la yàlla manifesté ci biir mbir moom looloo tax waa ji di ko jaamu xoolal tey bu fekkente ne dafa yett ñaari statue benn bi mu jël ko ngir rafetale ko këram bi ci des nag mu tax samp ko fi nga xamante ne mooy xeetu jàkka jooju nga xam ne moom la ñuy amee ngir dem di recueillir foofa di ko jaamu mais lan moo tax pourtant bii mu yett ci kër gi bàyyi na ko fi bant bi moom bàyyi na ko fi mais beneen bant bii moom la teg di ko jaamu c'est parce que am na secret bu nekk ci bant bii muy jaamu bu nekkul ci bant bee nga xamante ne moom la ba kër ga voilà c'est parce que yàlla daf ko manifesté wu daf ko wax maanaam c'est comme si daf ko wan boppam mu di ko jaamu foofu sauf que loo kooku li ñu koy punir du le fait que muy jaamu moom dafa foog ne day jaamu beneen affaire mais alors que yàlla lay jaamu moom loolu la foog maanaam pour moom leneen lay jaamu mais en réalité yàlla lay jaamu comme ni nga bëggee dara nga foog ne leneen nga bëgg en réalité yàlla nga bëgg mais du la jariñ bu fekkente ne da ngay jaamu dara nii loola du la jariñ jaamu googu parce que lan moo tax parce que dafa wuuteeg li nga xamante ne moom mooy yow maanaam kiiraay bi dañ ko fee teg ci anam goo xamante ne ak tamit mbir mi dafa wuuteeg ni nga xam ne noonu la ko borom bi tege ci sharia de telle sorte que borom subhaanahu wa ta'aala li mu teg ne lii laa bëgg ngeen jaamu ma man kese yow da nga ko waroon a jaamu sans kiiraay boobu nekk fi alors que yow da nga koo jaamu à travers kiiraay boobu noonu nga xamante ne moom la fi teg c'est-à-dire que c'est comme si daf la forcer pour nga jaamu ko malgré que yow bëggoo ko woon jaamu maanaam mbir mi noonu la demee c'est-à-dire que yow bëggoo ko woon jaamu mu forcer la nag obligé la nga jaamu ko moom en fait mbir mi noonu la demee parce que yow bi nga doon jaamu li nga foogoon ne moom ngay jaamu mooy lan mooy bant bi wala jant bi wala weer bi wala biddiw bi wala tàkk-tàkk bi wala ndox mi yow loolu nga bëggoon jaamu bëggoo woon jaamu yàlla mais yàlla moo la obligé jaamu loola boppam dégg nga walidaalika lii moo tax faqat qaala mu wax Abu Talib al-Makki radiyallahu anhu waaw noppi dégg loolu tax mu wax an wusay ci mbiru yaatu tajalli feeñu Allah bur yàlla subhaanahu wa ta'ala te kawe Abu Talib al-Makki radiyallahu anhu dafa ne maanaam ci mooy liñ doon wax sànq rek mooy laa yatajalla du feeñu Allah bur yàlla taala aji kawe ji bi wax sin ci benn melo marratayni ñaari yoon loolu yàlla du ko def wala yazharu te du feeñ fii suuratin ci benn feeñuwaay benn forme benn silhouette lis na tey ni ngir ñaari mbir déedéet maanaam bu amee benn forme bu mu feeñoo kenn du jël même forme boobu ngir feeñoo ko keneen yàlla du def loolu wala yaridu te du wat min wu di tukkee ci moom yàlla bi maanaan waaxidin ci benn maanaa kese kalimataanu ñaari kàddu amul ñaari wax yu muy wax maanaa bi nekk benn loolu yàlla du ko def tamit tout le temps maanaa yi dañuy wute bal li fi nekk li kulli tajallin ñenn tajalli bu nekk feeñuwaay bu nekk minu bu tukkee ci moom suuratun dafa am benn forme bu muy am benn forme bu muy ñëwee façon manifesté wu bu nekk dafa am moo tax aarif billahi ñoom tout le temps dañuy gis yàlla di leen feeñu mais feeñu gi bi leen di feeñu à travers mbir mi day renouveler wu saa su ne am beneen xeetu beneen façon bu muy dikkee wali kulli abdin te ñeel na bépp jaam inda zuhuri yi faf maanaam
feeñam loxoo ñeel ko sifatun benn ab melo wa an kulli nazarin ak ci an kulli nazaratin ci gis ci xool gu nekk kalaamun am na benn kàddu wa bi kulli kalimatin ci kàddu gu nekk ifhamun am na benn dégg-dégg compréhension bu nekk ci ginnaaw wala nihaayata moo tax amul du jeex li tajalli ngir feeñuwaay bi wala xaayata amulug dayo li awsaaf yi ñeer ay merom wala nafaadati amulug jeex li kalamihi ak ñeer kàddoom maanaam borom bi kon subhaanahu wa taala noonu la demee mooy li ñu doon wax sànq rek amul dara lu répété wu ñaari yoon même cellules yi nga xamante ne ñoom ñoo formé wu doomu aadama wala leneen lu mun doon ñaari cellules nuroowuñu benn bu ci nekk particule bu nekk atome bu nekk yàlla daf ko bindee ci benn tur bu spécial feeñoo ci à travers loolu benn melo bu spécial moo tax aarif billaahi dëgg ñi nga xam ne dëgg-dëgg yëkkati nañ kiiraay par rapport ak ñoom saa su nekk yàlla du deñ di leen feeñu ci ay turam ak ay meloom yoo xamante ne bis bu maanaam ci chaque fraction de seconde dañuy xam ci ay turu yàlla ak ay meloom yoo xam ne maanaam loo xamante ne du jeex du xaaj te loolu day continuer tout le temps ba keroog ñuy génn àdduna mu continuer ginnaaw bi ñu génnee àdduna day continuer ba yawmal xiyaamati ba abadan day continuer ñoom noonu la leen yàlla defal ndax lan ndax dafa yëkkati voile bi nga xamante ne moom moo doxoon entre ñoom ak ñuy jàkkaarloog réalité yi xam nga tey saa su nekk boo rombee dara da ngay romb da nga koy romba doo ko rombaat ñaar yoona boo duggee ci benn bus mu jëlee la par Dieu indi la ba fii C7 bi bul jàpp ne dama kaa jëlaat une deuxième fois même bu dee même bus bi mu chauffeur bi bul jàpp ne même bus bi nga jëlaat déedéet ci diggante bi bus bi changé na fi am na ay mutation ay transformation yoo xamante ne moom moo opéré wu ci bus boobu déjà boo jëlee rek le fait que nit ñi nga ciy taseel dootuñu benn rek mooy sa parcours changé na am na borom bi neneen nu mu la feeñoo waatee kon ci sa biir voyage boobu bu bokkut ak voyage bu njëkk bi et cetera toppal loolu du deñ di la feeñu c'est pas parce que sëñ Kali du jox na la benn kaasu ataaya léegi que bu la joxaatee kaasu ataaya même bi la ataaya ji ataaya la en genre benn la mais en soi dans son entité même et son essence duñ benn yooyu yëpp nag yàlla dafay feeñu à travers ay turam ak ay melam guddi yi ak bëccëg yi le fait que guddi lañu ak bëccëg lañ loolu d'accord benn la ndax guddi la ak bëccëg ñoo dugg ci ronu guddi ak bëccëg mais guddi yëpp nuroowuñu bëccëg yëpp nuroowuñu ni fa ngelaw li di foore ni jant bi ni jant bi di tàkke ak ni muy tànge ak ni nga xamante ne noonu la niir yi di jaaree ci ronu jant bi ak maanaam ni ngelaw li di foore di tànge wala muy sedd et cetera ak ni nga xamante ne moom mooy guddi yi ak bëccëg yi li nga xamante ne moo ci nekk say activité ak moo ci nekk say doxalin amul benn bu ci nuroo ak moromam yàlla du def dara defaat ko du feeñu dara à travers benn tur wala meloom ba pare reprendre ko du ko def amul du jeex du xaaj c'est infini waaw xaaral baal mën nga ma branche lii voilà mi ngi nii mukk borom bi du def loolu tout le temps su fekkente ne dafa manifesté wu fenn dafa manifesté wu ci dara dootu du ko manifesté wu une deuxième fois mukk waaw du manifesté wu mukk benn mbir nii une deuxième fois nii ci benn mbir loolu du ko def tout le temps su manifesté woo day lan day soppeeku waaw salle bii nii ni ñu ko fekkee bokkut ak ni ñu ko fekkee woon dimanche bi passé déedéet yamul changé na fi bu baax comme exemple bi ñu gisoon boo bëggee xam ne yow nit sa bopp ni nga duggee ci salle bi bokkut ak ni nga fiy génne bokkut ak sànq bi nga fiy doog a dugg bokkut ak léegi nii ni nga mel mooy da ngay xool da nga koy nattee ci sa we boo daggee say we wala nga watu une semaine après da ngay gis ne dootoo même nit ki ba ne changé nga
yooyu yëpp ay manifestation la yàlla noonu la mel te voilà te moo tax loolu mooy waas moo loolu nag la baatu al waasi' di tekki yàlla dafa yaatoom googu loolu lay tekki maanaam Allah est immense et étendu loolu lay tekki dégg nga kon tekkiwul maanaam que ni que dafa am benn physique bu étendu bu yaatu bu immense naam déedéet et que tamit meloom yi noonu lañ mel meloom yi tamit dañoo yaatu comme mooy waasi'ul maghfira waasi'ur rahma mooy ki nga xamante ne dafa yaatu yërmande dafa yaatu njéggal dafa yaatu tabe et cetera Allah qul waxal ne law kaana al bahru bu nekkoon ni géej maanaam alquran nee na qul law kaana al bahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'naa bi mislihi madada suuratul kahfi aaya 109 nee na qul waxal ne law kaana al bahru bu nekkoon ne al bahru géej gi midaadan nekk na daa li kalimaat ngir ñu man maanaam ngir bind ci kàddu yi rabbi sa borom la nafida giñ naan dana jeex albahru géej gi qabla lu jiitu an tan fada ci mu jeex kalimaatu kàddu yi rabbi sa borom wala ji naa doon di dikkee nañ bi mis yi ci kemam madalan ci daa maanaam bu doon yàlla maanaam bu doon géej yëpp dañ koo jël ak comme ni nga ko waxee sourate Luqman wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah géej yëpp maanaam law kaanat shajaratu aqlaamun maanaam géej yi maanaam kii lan garab yi yëpp bu ñu nekkoon ay xalima ñu defar leen ay xalima géej gi nekk lan juróom-ñaari géej yëpp ñu def lan ay daa ba pare ñu ciy bind kàddu yàlla yi du jeex manifestation yi kon foofu daal li nga ciy jànge ci gàttal mooy lan mooy ne dee du lan du ak ñàkk mais ak voilà maanaam voilà mutation la voilà day soppi mbir rek day ak toxu la rek toxu bu ci dara dem ci leneen la rek toxoo ci àdduna bii dem ci àllaaxira la rek loolooy dee léegi kon gis nañ yooyu léegi mu des juróomeelu mbir mooy alqalbu xol it beneen àdduna la bu kéemaane bu yàlla bind ci doomu aadama mu ne alqalbu xol nag moom la woo ñeel na ko zahirun biti wa baatinun ak biir xol dafa am ñaari côté dafa am un aspect extérieur et un aspect intérieur fa zahiru li nga xamante ne moom moo feeñ ci xol hadhihi al-udla moom mooy suux wi maanaam mooy muscle boobu nga xam ne allati bi nga xamante ne fii sadril insaan fii sadri moo nekk ci dënn al insaan doomu aadama moo nekk ci dënnu nit xam nga am na benn muscle bu nekk ci sa biir dënn ci côté gauche bi moom la ñuy wax lan xol loolu zahir la waa man daal baatinam nag foofu mooy maxallu mooy bërëbu alxubbu sopp wal buxdu ak mbañ wal faraxu ak mbégte wal xusnu ak njàqare ak tiis wal xawfu ak ragal war rajaa ak yaakaar wal kibru ak rëy wa tawaadoo ak toroxlu war riyaaw ak ngistal wal ixlaas ak sellal wal xinaa ak woomal mooy richesse wal faqr ak ñàkk yooyu yëpp ci xol la ñu ne endroit boobu nga xamante ne foofu la yooyu di feeñee ci nit maanaam mu ko fay yëge muy place ba yooyee di occuper loolu la ñuy tuddee xol loolu mooy baatinu xol baax na maanaam nit bu kontaanee wala mu mer fi muy yëgee mbégte gi wala mer gi fan la waaw su fekkente ne dafa tiit wala mu ragal wala mu yaakaar wala xelam dal fan la koy yëgee ci xol su fekkente ne dafay ngistal wala muy sellal maanaam muy def te yàlla rek tax deful wala muy bàyyi ngir wut considération ci xolu kenn dafa def rek ngir yàlla rek fan la koy defee fan la place boobu di nekk jikko jooju ci xol kon xol mooy place bi nga xamante ne maanaam ni ki noonu woomal ak ñàkk xataa problème
problème tamit ci xol lay ne nekkul feneen loola tax ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk ñuy mën a dund yenn situation ñun ñëpp ñu di ko dund ñuy mën a dund yëpp ñun ñëpp benn situation te situation boobu ñuy dund ñun ñëpp duñu bokk réaction maanaam ni muy amee ni mu ñuy affecté du nekk benn am na ñoo xam ne dañuy kontaan seen cœur lâché ñu daal di crise cardiaque ndax mbégte am ñoo xamante ne tamit dañuy tiit wala ñu jaaxle wala ñu ci crise cardiaque kon bu ñu waxee xol mu ne wax ay suma saa yoo xam ne atlaq naa joyal nañ lafdal qalbi baatu xol fii kalaaminaa ci suñu kàddu fa haadal baatin bu baatin bi maanaam bu nëbb boobu huwal maqsuudu mooy li ñu namm liñ ci jublu maalam nan sa fekk waxuñu ci yax bu leer ala ghayri zalika ci lu bokk ci leneen lu dul lii kon bu ñu waxee xol loolu lañ ci jublu dafa am ñaari volet le volet l'aspect extérieur ak l'aspect intérieur saa yu ñu ko waxee nag suñu kàddu lan lañ ci jublu l'aspect intérieur lañ ci jublu léegi moom xol yastamiddu day tëbb moom xol minan nafsi ci bakkan imma ndaal maanaam kon nag léegi xol moom fan lay dundee maanaam li muy tibb li muy alimenté wu suy ravitaillé wu fan lay ravitaillé woo fan lay alimenté woo minan imma day maanaam minan nafsi ci bakkan lay ravitaillé woo kon xol ci bakkan lay ravitaillé woo te bakkan waxoon nañ ni fan la ne bakkan en réalité fu mu ne ak la ak jëmm kay moo séparé ruux ak jëmm mais moom barrière la bakkan moom du dara lu dul benn barrière bu nekk diggante ruux ak jëmm mais bakkan fan la nekk nag emplacement maanaam bureau fan la ne ci xol dafa am benn place léegi nag foofu nag maanaam moom mooy kon bakkan mooy centre bi nga xam ne fa la xol di ravitailler woo maanaam c'est comme si tey bu ñu doon joxe exemple dañ naan présidence de la république mooy centre bi nga xam ne fa la lépp yi départ lépp yi réew mi fa lay jóge toutes les grandes décisions après nag dañuy dem primature daal di exécuter yenn yi daal di def nangam ak nangam et cetera ñu daal di jël yenn lois yi daal ko yóbbu assemblée nationale et cetera affaire politique yooyu ñoom Cheikh am moom ñoom ñoo ci gën a am xam-xam jarul ci gën mais en tout cas après voilà financement yi daal di génn nangam et cetera loi yi kii nangam entreprise yi daal di taxaw nit ñi dem ci liggéey ci et cetera ak yu mel noonu mais en tout cas li nga xam ne mooy centre bi nga xamante ne moom foofu moom su marché tur boo muy tur réew mi day taxaw mooy présidence moom waaw voilà l'ego wala l'âme mais bu fekkente ne fii ñun l'âme lañ ci jublu l'âme bu fekkente ne bakkan nag am na dafa am le côté négatif mooy moom la ñuy wax l'âme charnelle kooku moom la ñuy wax ego en même temps ruux c'est l'esprit voilà donc loolu moo tax loolu lañ doon wax ne peut-être que dama ko waxul woon ci tubaab jamono jooju mais moom lañ doon wax ne il faut pas ñu différencier leen entre bakkan ak ruux bakkan ak ruux il faut pas ñu différencier leen il faut ñu différencier leen il faut pas que ñu confondre leen souvent nag moom naa doon wax ne wolof yi souvent bu ñu waxee bakkan ñoom ruux lañ ci jublu
non bu ñu wala boog dañu xamul ruux ba pare di tudd bakkan kese d'ailleurs ruux sax man xaw ma nuñ koy waxee ci wolof ruux à part baatu arab bi xaw ma nuñ koy waxee ci wolof ruux de c'est l'esprit ruux l'âme l'âme mooy bakkan moo tax ñu naan il a rendu l'âme kooku mooy dee la ah non bakkan dee dem ruux loolu la wax ne la ruux loolu la wax ne la bakkan loolu waaw il faut yi nga expliqué ci nafs. waaw ci am ci nafs. explication yooyu la quoi kenn mën na taal fekk. waaw xëy na la ko fekkul waaw. voilà donc ruux donc l'esprit en fait l'âme mooy bakkan léegi dañu jël terme yooyu léegi déjà bu ñu d'accord ci ne en français et en arabe bu ñu jëlee nafs moom la ñuy wax en français l'âme di ko wax en wolof bakkan léegi l'âme waaw non mais c'est que l'âme le problème mooy mën na négatif comme mën na positif voilà l'âme dafa am ñaari côté yépp léegi bakkan léegi buñ nee comme tey buñ nee kii dafa rey bakkan ruux waxuñu ruux bakkan lañ wax voilà sauf que wolof aussi bu waxee bakkan daf ciy jublu ñaari mbir comme niñ ko xamee mais benn bi taxul ñuy wax day wax bakkan ngir jublu ci maanaam lii di sax ci diggante gémmiñ ak bët yi teñ koy nooyee loolu waxuñu ko loolu wolof daf koy wax di ci jublu loolu te France waaw muy organe ñu naan le nez en arabe en wolof en français plutôt mais loolu waxuñu ko li ñuy wax mooy l'âme maintenant dañuy wax esprit léegi bu ñu waxee ruux en français moom la ñuy wax l'esprit moom la ñuy wax l'esprit en arabe en wolof xamuma baatu esprit ruux lan lay tekki nan lañ koy waxee lu dul baatu ruux boobu ñuy wax ci tubaab ci arab man baat boobu rek laa xam parce que aussi il faut ñu bàyyi xel benn mbir côté yi nga xam ne affaires yi métaphysique yi wolof daf ci am benn pauvreté extrême tout ce qui est métaphysique yi nga xam ne dañoo aju ci métaphysique yooyu d'ailleurs loolu moom moo tax tey par exemple xeetu xam-xam bii nii bii mooy affaire u xaqaayiq yi wax ci en français moo gën a yomb wax ci en wolof comme par exemple quand on parle de l'absoluité de la restriction quand on parle de l'âme de l'esprit de l'intellect ak aussi beneen monde le xayal le monde imaginal le monde de la fiction imaginale comme par exemple bu ñu wax les manifestations divines xam nga ñun naan xam nga tey bu ñu wax ak tajalli tajalli mooy lan mooy manifestation alors que zuhur mooy apparence pourtant ñoom ñaar wala l'apparition apparition mooy zuhur mazhar mooy apparence mais boo xoolee loolu en français dañu distinctif mais bu doon en wolof maanaam pour expliquer ko il faut nga obligé tout le temps di ñëw ci baat yi di par exemple l'essence ak zaat mooy l'essence mais loolu en wolof tey pour nga wax l'essence d'une chose en wolof c'est un peu plus compliqué wala ngay wax par exemple bu ñuy wax al ayn mooy l'entité d'une chose mooy l'être en soi loolu bu ñu koy wax en wolof day xaw a gën a compliqué par exemple at tajalliyaat yi comme ni ñu ko doon waxee mooy manifestation bu ñu wax at tajalliyaatul ilahiyya mooy les théophanies loolu par contre en français existe na mais en wolof problème voilà wolof tey boo bëggee wax tajalliyaat maanaam feeñuwaayu loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy suivre wax ji moom moo war di jàpp notion yi dès le départ après su ko defee ñun duñ obligé di ñëwaat ci notion boobu mais boo seetloo tout le temps dañuy obligé di ñëwaat ci mais je ne sais pas wala peut-être que existé na en tout cas dès le départ war na exister regarde par exemple asamaan
ah asamaan c'est sûr que war na exister avant asamaan parce que mooy le ciel loolu langue yëpp exister nañ mais en wolof par exemple asamaan rek lay wax mooy comme ni ko arabe di waxe en wolof lan la am na mot quand même waroon na am terme à l'origine dañ ko perte wala nuñ def ba xamatuñ ko wala ah non mais attention par contre cependant problème bii nii apparemment problème langue nationale yi la maanaam suñu langue nationale yi ñoom ñoo am problème boobu problème terme yi nga xamante ne dañoo métaphysique wala ñuy wax ci xaqaa'iq yi nga xamante ne dafa xóot ci wàllu day wax ci ce qui est vraiment métaphysique et spirituel ah waaw wala français aussi waaw mën na waaw loolu moom c'est une explication waaw loolu c'est une explication waaw oui voilà loolu laa lay wax comment on a fait pour perdre xam nga dañ ko perte laa wax c'est-à-dire que c'est l'usage du mot original moom lañ perte asamaan kay mënuñu ko bañ a xam. asamaan du sax xanaa asamaan gaa yi nekkoon xamuñ nañ asamaan. waaw. est-ce que mën na exister quoi. ah wa non obligé war na exister ah. voilà jaww ji. non jaww déedéet. jaww voilà mooy atmosphère rek. mooy contraire jéeri. voilà jaww moom mooy atmosphère rek. non mais war na exister dañ ko xam dañ ko war a fekk rek. waaw. lan si. ah man damaa judd fekk ñu perte ko damaa judd fekk ñu perte ko waaw man. ah. ñun ñëpp dañu gën dañu ko fekk. waaw c'est ça aussi. ah jéeri non jéeri mooy fii mooy suuf si géej ak jéeri moo am géej mooy voilà jéeri mooy la terre ferme mooy les nu mu tudd plante mooy kii continent voilà mooy continent voilà mooy terre ferme continent waaw. dañuy wàññi boo koy seet ci wolof tey 10 000 ak 11 000 boo ko doon différencier en wolof. waaw loolu mos nañu jël problème bu rëy ñun dañu nekk si baax ñu posé ñu question mais ba léegi kenn apporté une explication. ndax la claire ci lan. comme par exemple bu ñu dee wax 10 001 quoi. waaw wala ak 11 000. waaw différence bi en terme de. 10 001 ak 11 000. ak 11 000 wala 10 002 ak 12 000. tey bi la bindee leen fukki junni ak benn. waaw. doo mën a xam ndax 10 001 wala 11 000. waaw fukk ak benn junni waaw ak fukki junni ak benn moom la ñuy wax. fukki junni ak benn la ñuy wax. waaw. différence quoi. waaw mais yaakaar naa foofu wolof ni mu koy waxee mooy day jël li nga xamante ne moom mooy mbir mi ci boppam comme tey bu dee ay nit la dañ naan fukki junniy nit ak benn nit moom noonu lay waxee alors que bu fekkente ne alors que bu fekkente ne 11000 la bëgg a wax danaan fukki junni ak benn ci nit voilà c'est-à-dire que voilà wolof moom noonu lay kiiwee mais loolu par contre kooku c'est langue bu nekk dafa am ay façon nu muy waxee rek voilà comme arabe day wax nangam ba'dal mi'a par exemple comme alxamsatu ba'dal mi'a wala alxaamisatu ba'dal mi'a wala loolu da nga wax comme par exemple di façon waxin la ci biir voilà maanaam ginnaaw téeméer bi juróom ginnaaw ak yu mel noonu mais ala kulli xaal kon liñ ci jublu léegi ñu ñëwaat suñu wax voilà maanaam li ma jublu woon rek mooy que ni ci suñu kii bi domaine bii nii utiliser maanaam en France maanaam di wax en français moo gën a yomb
que ngay wax que ngay wax en wolof ah. waaw non mais mën na bañ a nekk loolu kese mooy domaine bi ci jëmmi boppam aussi. voilà mooy le domaine en tant que tel. waaw non mais attention quand on parle d'essence d'esprit et d'âme wala ñuy wax de l'absoluité et de la restriction wala ñuy wax di tudd par exemple comme par exemple li ñu doon wax les théophanies ah ak yu mel noonu loolu quand loolu c'est pas parce que da nga loolu domaine bi la rek c'est-à-dire que domaine bu ne dafa am ay termes yoo xamante ne yooyu la laaj tout simplement c'est-à-dire que du ne dañ ko jàng wala jànguñu ko alors que par exemple contrairement ak domaine fiqh par exemple domaine fiqh wax ko en wolof moo gën a yomb nga wax ko en français. domaine bi tamit bu fekkee dundul doo am vocabulaire bi. voilà même bu fekkee existé woon na. voilà dundatul utilisatul ko. voilà muy après petit à petit mën nay dem. day perte voilà. des fois borom xam-xam yi am na benn xadis addu'a muxul ibaada. waaw foofu xam nga muxul bi essence bi. waaw te ñoom dañ koy firee di wax ruux ne ñaan ruuxu kii la. non mux mooy cerveau. cerveau ñoom dañ koy wax ruux. yuq ah dañ koy wax yuq waaw yuq en fait yuq mooy voilà mooy moelle épinière mooy waaw yuq moom mooy loolu. ñoom ruux lañ koy firee. non donc ça dépend ci ñi kon ñu ngi wax ñoo doonoo déggul wolof bu baax mais yuq waaw. waaw léegi aywa léegi kon ñu dellu si waat ci ruux ci lan mooy ci bakkan ak ruux lan mooy seen différence bakkan moom du dara lu dul benn barrière boo xamante ne day nekk ci diggante yaramu nit ak jëmmam mooy li nga xamante ne moom la ñuy melale ci dee maanaam bakkan mooy dee d'ailleurs sax moom day mus dee comme ni ñu koy waxee beneen mbir mi nga xamante ne moom mooy bakkan moom mooy melowoo ci lu baax ak lu bon ruux amul loolu loolu tax bakkan moom mooy baax wala mu bon moom mooy sobewu wala mu laab loolu bakkan moo koy mel mooy sobewu wala mu laab mais ruux moom dafa sell dafa laab d'ailleurs nit ki amu ci accès moo tax nit ruuxam c'est sa réalité en tant que tel ruuxu nit mooy sa réalité même bu fekkente ne yàlla daf ko jël dëxëñ ko ci biir yaramam ah mais xam nga tey su may wax ak yow à travers téléphone bi yow li ngay dégg may wax yow ki ngay dégg muy wax li ngay dégg muy wax du man du sama réalité sama voix la et encore dégguloo sama voix yow maanaam kiiwu sama voix nga dégg voilà maanaam bi ñu transporté sama voix ci matériel bi yow loolu nga dégg mais déggoo sama voix mais comme interface la wala ma jàkkaarloog yow comme nii ñu jàkkaarloo nii yow ki nga jàkkaarlool nii en fait yow ki nga jàkkaarlool du dara lu dul interface Moustapha du Moustapha en tant que tel nga jàkkaarlool interface am nga jàkkaarlool ah c'est son aspect extérieur yow loolu nga jàkkaarlool sama aspect extérieur nga jàkkaarlool mais jàkkaarloowuloo ak man non man maay sama réalité sama réalité mooy sama essence mooy sama ruux loolu même man yàlla daf ma koo nëbb lu dul bu ma amee fathul akbar c'est-à-dire que même yow yàlla daf laa nëbb sa bopp xamuloo sa bopp lu tuuti ànd ak yow yaa gën a xam sa bopp ñëpp mais sa bopp xamoo ci dara lu bari lu tuuti nga ci xam lu dul soo amee fathul akbar yàlla ci la lay dévoiler sa vraie réalité yow yaay kan
loolu tax nit ki buñ ne ko ana nga comme ni nga gis bu ne mën a daal teg bopp loxo bi ci bopp bi ñu ne ko non loolu sa bopp la mu dégg ni mën a nii suñ ko sa dënn la et cetera en réalité moom ci boppam dafa am problème pour déterminer boppam. léegi loolu il faut ñu def différence boobu c'est très important que ni sa bopp yow ci sa bopp yow doo xam sa bopp abadan looloo tax ñu ne ku xam boppam xam yàlla ku xam booy xam sa bopp di xam sa borom mais sa bopp googu nga xamagul moo tax xamoo sa borom bis boo xamee sa bopp xam sa borom voilà loolu beneen aspect la boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la quoi donc yow sa bakkan en fait maanaam bakkanu nit du moom dafa am ñaari wàll dafa am côté bi nga xamante ne seytaane mooy côté gauche bi seytaane moo fa nekk di ko influencer côté droite bi mu am malaaka bu fa nekk di ko influencer te ñoom ñaar ñooñu yëpp en réalité dañu nekk lu ci extérieur am nekkuñu ci biiram ci extérieur am lañ nekk di ko influencer léegi loolu moom moo tax bakkan dafa am ñaari wàll comme nii sama loxo bi ni mu amee gis nga sama loxo bi nii mais bi ni mu amee ñaari wàll benn wàll boo xam ne boo ko xoolee dangay gis ne dafa xaw a xonk voilà beneen wàll bi ci des moom dafa ñuul wàll bii benn wàll bi bakkan noonu la mel dafa am ñaari wàll bi nga xamante ne moom yu baax rek lay melowoo am beneen wàll bi nga xam ne yu bon rek lay melowoo ah dégg nga loolu kon mooy ñaari wàll yi benn wàll bi nga xamante ne lu baax rek lay melowoo ak benn wàll boo xam lu bon rek lay melowoo côté bi baax bi nga xamante ne moom dafay tendre vers rose beneen wàll bi day tendre vers jëmm parce que bakkan barrière la bu nekk entre suñ doon def croquis bi dañ naan bakkan xolal bakkan dafa nekk nii yaramu nit ki nekk nii mooy ñun li ñuy gis nii yaram bi ak lépp li ci nekk ci àdduna comme xol comme xel comme xayal maanaam mooy le monde la fiction wala l'imaginal naal le monde imaginal déjà voilà mooy la fiction tout ce qui a trait à l'imaginaire et à l'imagination mooy janeer voilà donc loolu benn côté la mais beneen côté bi mooy ruux nag dafay élevé wu tout le temps jëm ci boromam moom yàlla rek la nekkal tout le temps loolu lay def moom amul leneen beneen lu dul di jaamu yàlla di xool nekk ak borom bi subhaanahu wa ta'aala di waxtaan ak borom bi di ko tontu tout le temps ruux noonu la nekkee alors que ba pare parce que mais ruux fi ko yàlla dugal ci nit dafa xóot xam nga yow yàlla dafa dugal ci yow secret xam nga bi mu la bindee ba pare defalal la xel xol nangam yépp dafa dugal ci yow beneen àdduna bu ñu tuddee le monde du des secrets mooy alamu sir mais foofu noonu yow mën nga ci am accès moo tax say secret yépp foofu nga koy dugal ba pare téye ko koo bëggul mu am ci accès même malaaka yi duñ ci am accès yàlla yow la ko bàyyee nga téye ko te àdduna la bu yaatoo yaatu du fees abadan boo ci bëggoon dugal sa mboolem information yi da nga ko ci dugal te du fees c'est le monde des secrets mais loolu c'est secret la ci yow la ne ba pare yàlla daf la ubbil buntu boo xamante ne day tax yow nga am ci accès saa yoo bëggee jëli ji waat secret bi génne ko voilà on est d'accord ba foofu mais dafa am ci biir boobu nag ba am beneen porox ndool bu mu dugal beneen monde encore bu gën a xóot mooy alam al-akhfa le monde maanaam occulte l'intimité de l'intimité voilà plutôt maanaam en français
le fort hein le fort secret le fort intérieur intimité de l'intimité même loolu nag par contre yow amuloo ci benn accès foofu la dugal ruux àdduna boobu foofu la dugal ruux ce qui fait que ci toutes les informations léegi li tax nag ruux ak sa bakkan xam nga boo xoolee sa secret mi ngi en toi même en toi la nekk hein ton secret est en toi voilà mais da ngay gis ne dafa am relation bu direct ak sa yaram alors que sa ruux amul relation directe ak sa yaram maanaam lu dul ne dañ ko ci dugal yàlla loolu la def dafa ut benn àdduna boo xam mooy alamu axfa boo xamante ne daf ko kaste complètement tëj ko dugal ko foofu nag bakkan am na benn côté boo xamante ne foofu lay puiser mooy ruux am beneen côté boo xamante ne ci yaram bi lay puiser moo tax bakkan mooy barrière entre ruux ak bakkan ak yaram loolu mooy baax di bon moom la ñuy wax naan bu nit moo tax ñu ne la yéeféer comme bakkan bi dafa sobewu moo tax mu nekk sobe moom lañ doon wax parce que loolu bu leer il faut maanaam principe boobu foog mu leer ci nit alors que ruux bi esprit bi moom mbindeef la wax maanaam d'ailleurs bu dee ci nit du mbindeefu kese lañ ci jublu maanaam ndax wol la souffle divin la c'est le souffle divin en toi bakkan bi nag mooy dund di dee mais ruux du dee loolu moom moo tax nit ki bu bakkan bi deewee bu bakkan bi deewee ñu gas ko suul booy wax ak moom mu lay dégg wala buñ ko gasul suul sax booy wax ak mu lay dégg yenn bi saa saa nag ne damm yaxu nit ku dee mook damm ko muy dund ñoo yam kasrul azamal mayit azamal insaani mayitan ka kasriha hayyan maanaam parce que soo ko defee da koy yëg mooy soo ko mutiler wala nga def ko comme ni gars yi di def ak kii bi am nañu autopsie ak yooyu dañ koy yëg day metti ci moom comme boo ko defoon mu doon dund wala nga incinéré nga incinéré ko lakk ko benn la da koy yëg waaw nga dagg organe beeg yëpp da koy yëg kon en réalité yaram bi yëpp quoi muy ruux mooy yëg ah waaw yaram bi yëpp ankay yaram ruux yàlla daf ni ko ruux ginnaaw ba nga xam ne yow pour man kese nga te man ak yow rek ñoo ne man rek maa la doy comme nourriture comme lu lay jariñ comme lu lay ravitailler comme lu lay alimenter yow dama bëgg nga teindre ci yeneen partie wu nit ki maanaam yeneen univers yi yàlla bind yi ma def ci nit yépp dama bëgg nga teindre ci ñoom nga coloré wu ci ñoom la coloration maanaam insabara maanaam astibra moom la astibratullah la coloration la teinte d'Allah ah c'est ça maanaam kon voilà dama bëgg nga déteindre ci ñoom de telle sorte que moo tax ruux mooy alimenter yaram en même temps aussi mooy alimenter yaram donc ruux mooy jouer rôle boobu rôle de ravitaillement d'alimentation non seulement du corps physique mais aussi de l'intellect et du cœur ak bakkan aussi mais sauf que maanaam yooyu ay kii la bu leerul rek yu bari raisonnement yu bari day compliqué raisonnement yu bari day compliqué waaw xaw ma léegi leer na wala voilà quand on dit xeex ak sa bakkan c'est le côté négatif c'est-à-dire que mooy ego bi mooy xam nga bakkan wax naa la ne la ñaari côté la am dafa am côté bi nga xam ne dafay tendre vers lan vers ruux ci ak yëkkatiku gi muy yëkkatiku jëm ci boroomam subhaanahu wa ta'ala. L'autre partie tend vers la matière, c'est-à-dire le corps physique et tous les éléments, ses compositions, c'est-à-dire que tous les éléments qui composent cet ensemble. Donc comme cœur, intellect, du monde de la fiction ou imaginale, etc. Donc mooy côté bii nii ah voilà mooy côté bu ñuul bi léegi
moom bakkan su fekkente ne léegi côté bii non seulement fii la yaram ne donc bii moo am rapport ak tout ce qui est le monde, tout ce qui est relatif au monde matériel. C'est-à-dire que tout ce qui est relatif au monde matériel, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que mooy yaram, voilà, le plaisir, l'ego, jikko yu bon yi fii lay jóge côté bii ah ak lan adduna ak yi ci aju yooyu yëpp maanaam tout ce qui est matière, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas spirituel fii la am rapport. léegi côté bii nii ci bakkan seytaane moom fii la féete pour xeex ak pour récupérer bakkan parce que bakkan aussi il a son siège où voilà ci biir xol la am siège am et que xol rek moom la ñuy xëccoo xol ku ko gagné terrain la boo xam ne comme ni ko yent bi waxee sallallahu alayhi wasallam bu baaxee yaram bi yëpp baax su bonee lépp bon ku ko gagné yaay gagné le combat c'est foofu la. malaaka bi fii lay nekk moom amul effet direct ci bakkan mais daf koy conseiller c'est-à-dire que daf koy insuffler daf koy inspirer des conseils roox di ko tëbb comprendre nga yaa ngi suivre ba foofu voilà léegi bakkan su fekkente ne côté bii nga xamante ne moom mooy côté wu waaw bakkan bi kon su fekkente ne côté bii nga xamante ne moom mooy voilà mooy wàll bii nii dafa ñëw di dominer ruux bi après bu demee ba gañe bakkan bi ba bakkan bi yëpp nekk lu baax lu bon nga xamante ne léegi parce que loolu la ñuy wax bakkan maanaam bakkan bi bu demee ba nekk lu bon complètement léegi nag comme moom ruux ñoom dañoo mooy barrière bi doxoon ak ruux dañuy attaquer ruux bi di ko kii mooy comme genre migraine lay doon feebar boo xamante ne day tàmbalee fenn waaye day mooñ yeneen yi ci des day jël leneen la léegi day dem di ronger ba ruux bi tamit noonu la koy def ba ruux bi day mujj nekk bakkan loolu moom moo tax nit kooku noonu maanaam ruuxam dootul nekkati ruux maanaam mais bakkan lay doon kooku ruuxam bakkan lay mujj doon dégg nga loolu moom moo tax ñu koy dugal safara mu war faa sax parce que ruuxam nekkatul spirituel nekkatul leeru kese léegi bakkan la alors que keneen ki ci des nga xamante ne moom ruuxam moom moo gagné du terrain di gagné moom leer la muy duur ci bakkan di gagné jikko yu baax yàlla yëkkati ci xolam parce que comme bakkan ci xol la ne yàlla yëkkati ci xolu nit kooku mboolem jikko yu bon yi léegi lan moo fi des xol il faut mu am jikko yu ci ne parce que xol mënul nekk xol léegi jikko yu baax ñoo ci ne maanaam jikko yi bu dee ngistal la amoon yàlla yëkkati ko ci moom lan moo fi nekk mooy sellal bu fekkente ne di bañ nit ñu bon ñi la nit ñu baax ñi la après bu yëkkati ko lan moo fi ne sopp nit ñu baax ñi bu dee par exemple yaakaar mbindeef yi moo fi ne yëkkati ko yaakaar yàlla rek a fi ne et cetera toppal loolu ba jikko yu baax yëpp nekk ci ba fii baax na est-ce que ba fii mi ngi leer voilà bu jikko yu baax yooyu nag buñ demee ba mu romb ba mu maanaam nag léegi ba mu dem léegi moom day mel ni malaaka en fait c'est-à-dire que boo xam ne yaram bi mi ngi fi mais bakkan bi moo dee loolu la ñuy wax naan bakkan bi dee na yëkkatiku na loolu bakkan boobu yëkkatiku bi ñuy yëkkatiku nag day tax nag nit ki am accès ci ruuxam nag léegi moom amatul bakkan ruux rek la am looloo tax kooku dootul deewati loolu la ñuy jublu ci ne dootul dee sinon bakkan bi dinañ ko yëkkati maanaam mu dee comme physiquement ni mais en réalité day am ce qu'on appelle une immortalité batinique c'est-à-dire que voilà voilà day am benn dund goo xamante ne il est certes physiquement mort mais en réalité il est immortel. Exactement moment boobu nag ci la xolam nag di sujjóot jeex na voilà donc xeex ak sa bakkan li ñu naan xeex ak sa bakkan liñ ci jublu loolu kese la maanaam mooy remplacer jikko yu bon yi par jikko yu baax yi melokaan yu bon yi comme melokaan yi par melokaan yu baax yi loolu lañ ci jublu voilà daa mel ni mën nañu yem foofu voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin